yokk ko parce que defoo mais pas yokk ko parce que li ngay def doyul mais parce que li ngay indi moo am solo li ngay def moo am solo moo tax ñu ne la yokk ko moom daal xoolal picc bu mu fa naawati. saa yi am nañ ci yow yaakaar voilà donc di jaajëfal aussi Sow moom mi nga xam ne am na xalaat bi ak ñi nga xam ne ñu ngi fii nii ànd ak gars yi muy ñoom Vieux ñoom Doudou Yadd ñoom Mamadou Ndiaye ñoom Pa Nice ñoom Père Amadou Ndiaye ñoom Diène ñoom ñëpp boobu ba léegi aussi gars yi ñu ngi si di accompagner Sow la presse aussi on vous remercie. parce que depuis le début des activités yéen a ngi fi presque sax mën naa ne bu ñu joxee rendez-vous yéen a jiitu di taxaw di ñu xaar te tey yaakaar naa ne lu presse àndul wala lu presse dugalul loxoom du jàll. te gis nañ ne toute la presse qui est ici à Mbao et dans les environs vous êtes là on vous remercie en tout cas di remercier gars yi nga xam ne mooy équipe bi nga xam ne moo koy def di wax Malick donc ñu ngi nii à Petit Mbao affaire yi teg nañ ko sa loxo foo ñu joxoñ ne foofu la rek ñu ànd fa ak yow daal en tout cas on remercie tout le monde Père Thione waay Père gisuma la woon Père gisuma la woon Père dama ni caméra yi ak rajo yi ak télé yi jël leen daani fii ak 7 mois li des ci élection yi nu jublu jëmm ji ki mu àndal nekk ci ginnaawam mu jox ko cër bi mu ko jox dina falu maire barke Cheikh Ahmadou Bamba ci rajo laay wax ci télé laay wax lii may wax bu dul dëgg bu nu ci yeggee décembre wala janvier Abdou Karim faluwul nee leen ma xaj bi li may wax dama cee am yàqin ziyaare ji naa yonent bi ba ñëw Touba laa xëyee Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr biig bi nu ndogoo ba pare dama ko ni damay xëy dem Mbaaw ndax Abdou Karim lii ak lii ak lii mu ni ma Coon ma ni ko Mbàkke mu ni ma sama xarit la sama wëllëre la kuy dund diine la ku koy dundal la Coon ma ni ko Mbàkke mu ni ma boo demee nee ko yow mii di Coon doo ànd ak kuy dellu ginnaaw ma ni ko loolu moom duma ko wax naa ko yóbbante ba ca saal ba waaye lii waxuma ko Sëriñ Bassiroo ma wax lii ca loolooy dëgg Malick soxlay militant yi ànd ak Abdou Karim yaa ci man maa la mag fuuf sama moroomum doom nga waaye nungu na maa doon sa baay faal nungu na maa doon sa xaj xam nga lu tax li ngay def ci doomu aadama yi dama koo yéene ca mënuma ko ku soxla Abdou Karim dem ministère boo dajeeg yow bu dajeeg yow dëpp da nga faj soxloom mu dëpp du man rek de ndawalu guddi gu wax set teru ci ndabul cere boo lambee daj da nga naan man rek fekkate ndawal gaa nga fa ku ne xustu xusi gambi laa ñaar nga yal na la yàlla lafal cet mairie bi moom laam-laam lewu ma ni day tegu ci sa loxo barke Cheikh Ahmadoul Khadim kii fi ne di kurti da doon naxee ni Macky la àndalee waaye gis nga li yàllay def ba ca gum dara kàmm la ni dañu may siis dañu may bodd dem naa fu mu jëm ginaar du topp kuy wali bàyyi ku jëm ca àll bay wuti matt kat ñi ànd nag moom ñi am fayda ñëpp dinañu dem billahi wallahi taala ku ànd ak moom ba élection locale ñëw di nga bokk ca gàcce ga wasalaamaaleykum wa rahmatullah Aliou Sow waaw borom moo waral mbaboor mi xam nga lu tax Abdou Karim man waa ji may bañ a tudd turam da koo gën ay nit de jeunes intellectuels ñoo ko wër kii diplôme bi mu yor moom la ministre yi yor administrateur civil diplôme bii Malick yor moom la ministre yi yor technocrate la dafay def politique ndax dafa ànd ak Abdou Karim mu jox ko cër ca nag Abdou Karim falu la ngay fayu fuuyu ñetti F yooyu dalu la falu fayu fuuyu woo nit ñi de amoo guddi amoo bëccëg amoo ngoon amoo suba guddeeg bëccëg yaa ngi ci terrain bi di faj soxlay militant yi Aliou Sow wax naa ko fee ca permanence li tax Abdou Karim man ki mu jàkkaar looloon sax ndax jàkkaar lootu la kenn daw na dafa bari ñu mel ni Aliou Sow yàlla wërsëge leen jox leen wërsëg ñu nungoo jël wërsëg wa delloo ko ci doomu aadama yi looloo tax ñëpp babbi ku topp si Abdou Karim Malick Sarr jërëjëf El Hadji Amadou Ndiaye directeur général xam nga Abdou Karim dafa defal Mbaaw lu kenn mës sa def kenn mësul a xalaat ni Mbaaw dina am rajo baa ngee mu andi ko sax Mbaaw kenn mësul terrain bee mu def permanence ñu bari bu ñu ko yoroon tey dañu koy jaay waaye xoolal immeuble ba mu fa def ku soxla dem ku bëgg a réunion dem
bi koor gi teroog léegi gone yi waa Karaak la xaw ma bis bu set dinañu togg ci ndogalu mat téeméeri junni di ko jox doomu aadama yi loolu Abdou Karim rek a ko def kër gee mu dëkke dañ ki fi nekk naan dëkku feek tukkulóor laak Abdou Karim Fuuta la fekk baax mais fii la ko baax fekk ca lu mu am delloo na ko fii doomam a ngi ci armeel yi jërë ngeen. maa ngi nuyu ñëpp ñi fi teew tey ci turu njabootu Abdou Karim Sall fii ci Petit Mbao di leen dalal di leen souhaiter la bienvenue di leen tatagal di leen teg seen wàccuwaay te di kontaan trop ci choix bi ngeen def tey pour ñëw jàppale ñu fii jàppale suñuy nit jàppale ñi fi yeewoo ci weer wu sell wi ñu nekk muy weeru solidarité di weeru dimbalante di weeru jàppalante maa ngi nuyu suma frère Aliou Sow mi nga xamante ni bii moom moo nekk à l'origine de toute cette noble initiative Aliou dama leen di xamal ne pour ñu ko xamul jeune cadre la bu ne fii ci commune bi di jàppale monsieur le ministre Abdou Karim Sall je pense que keroog fii ci tournal bi fii ci mbaar mi ba ma fi dalal ba ma fi waa Pouyen di dalal am na lu ma leen waxoon ci entourage monsieur le ministre Abdou Karim Sall Pa Thione Dieng wax na ko léegi newoon naa leen Abdou Karim Sall sa chance c'est d'avoir réussi à rassembler autour de lui les cadres crédibles de cette commune loolu mooy lu am solo li mu réussir les cadres crédibles de cette commune parce que je l'avais dit aussi la dernière fois gis nga on peut tout reprocher à un leader mais le problème parfois mën na jóge dans son entourage moom il a la chance d'avoir un excellent entourage déjà c'est la raison pour laquelle on peut porter notre espoir sur lui pour diriger cette commune là inchallah kon nag ñu sant yàlla bu baax bi mu amee ku mel ni Aliou Sow di un jeune dynamique mais surtout généreux lépp lu mu am mu ngi koy jàppale waa dëkk bi man j'en suis un témoin gis naa ko fekkee naa ba tey Aliou décanter des situations extrêmement difficiles kon je pense que Abdou Karim Sall peut compter sur lui pour li nga xamante ne bi moom lay yóotu yàlla jàppale ko ci Aliou yàlla na la yàlla defal jàmm yàlla na la yàlla jàppale ndaxte wax dëgg yàlla bu la neexoon wax dëgg yàlla nga téye sa xaalis dund ci nu mu la neexee sans faire de la politique kenn du la ci mere mais il s'est engagé dans la politique pour jàppale monsieur le ministre ñu redresser cette commune là loolu moo waral son engagement politique donc ku jar a remercier la ku jar a encourager la mais aussi ku jar a ñaanal la te initiative bi mu def nii initiative di ko gën a noble monsieur le ministre ñu ngi koy remercier li mu war a def dans le cadre de ce mois de Ramadan def na ko ba mu mat sëkk dans la commune et particulièrement fii à Petit Mbao monsieur le ministre joxe na ceeb joxe na diwlin joxe na suukar fii ci Petit Mbao ba ko yàlla defee man tam la ma am as néew mu bari joxe naa ko fii ci Petit Mbao Aliou Sow ñëw dabali kon nag wax dëgg yàlla rafet na te ku ci nekk ak sa initiative bu bokkul ak sa morom xam nga Aliou initiative bi mu jël nii c'est original ñun joxe nañ nag fépp waaye joxe ñu café yi de joxuñ leen ñun joxe nañ kër yi joxe nañ njaboot yi joxe nañu famille yi joxe nañ militants yi joxe nañ ñun xamul sax jox nañ leen toutes les couches sociales de la de Mbao Petit Mbao jox nañ leen wante nag ñun joxuñu café yi tey Aliou est venu rectifier benn gap boo xamante ne bi jotoon nañ ko def complété ko muy jox café yi donc ñu ngi ko ci remercier bu baax parce que café yi initiative bi ñu jël dafa noble ñoom vraiment ñu ngi jël seeni moyens ak seeni initiative dajale quelques possibilités pour génnee ndogu di ko jàppale nit ñi nga xamante ni yàlla def na heure ndogu fekk lañ ci tali bi kon ñooñu ku leen jàppale dëkk bi nga jàppale ku leen jàppale société bi nga jàppale parce que loolu ñëpp lay jëriñ kon ñu ngi koy remercier bu baax a baax a baax donc bi ñu yéegee organisation bi ni mu demee nous avons pris les initiatives pour décompter le nombre de places yi nga xamante ni gis nañ fa les jeunes les plus actifs pour dem jàppale leen ci ndimbal gi nga xamante ni moom la ñu Aliou yéene en tout cas ci turu waa Petit Mbao yëpp ñu ngi gërëm monsieur le ministre Abdou Karim Sall moom mi nga xamante ne bi moo fi teg ay collaborateurs yoo xamante ne bi
bu ñu gisul ministre buñ leen gisee mel na ni gis nañ ministre loolu mooy li ma wax sànq rek mooy l'importance des collaborateurs boo gisulee ministre sa aajo mën na faju ci ñi wër ministre yaakaar naa Thione Dieng wax na ko léegi te loolu mooy li am solo à travers ce geste bi nga xamante ne bi Aliou moom la def léegi ñu ko ci remercier di ko encourager nag mu continuer gën di jàppale dëkk bi xam nañ ne mën na ko te yéene nañu ko ñu ngi yaakaar ci moom di ko tàllal sunu loxo lépp lu mën a def ci dëkk bi na ñëw ñu ànd ci ak moom jàppale ko encourager ko mu def ko dëkk bi soxla na ko lépp nag ndeysaan ñu def ko ci barkeb monsieur le ministre Abdou Karim Sall mi nga xamante ne bi moom moo dajale boobu njaboot boobu nga xamante ne bi tey ji ku ci nekk am na benn pàcc ci dëkk bi loo xamante ne mën nga ko def pour lu jëriñ dëkk bi en tout cas au nom de tout Petit Mbao avec AKS ni ñu koy waxee ñu ngi leen di remercier ñu ngi remercier nag aussi ñi nga xamante ne bi ñoo fi teew ñëpp pour gàttanu leen dalal leen ñi ci des dañ leen wax ñu dem taxaw ci point yi nga xamante ne bi fa lañ jëm après ñu xaar ñu foofu sur place pour bu ñu leen fekkee foofu ñu jox leen ko devant eux mais fii dañ fi def benn délégation symbolique boo xamante ne moo leen di accueillir pour dalal leen donc vraiment ñoom ngeen gis ni ñu ñëpp njaboot Abdou Karim Sall lañ sage yaa ngi fi femme yaa ngi fi jeunesse baa ngi fi de façon symbolique pour vous accueillir et vous accompagner dans cette distribution noble je vous remercie. jaajëfal yéen ñëpp di leen wax man la Yuba bokk teraanga ñu ngi defar café fii nga xam ne mooy di nekk Petit Mbao waaw ñoo ngi jaajëfal tamit Maïssa si acte bi mu def parce que rafet na trop parce que depuis le début ñoo ngi fii nii ñun ñëpp di café si suñu moyen boobu waaw ñu ngi koy jaajëfal tamit si acte bi mu def naaj na trop ñu ngi koy jaajëfal di ko tamit encore une fois di ko remercier waat tamit si acte bi mu def te loolu rek lañ mënoon wax waaw di ko ñaanal tamit yàlla li mu bëgg yàlla na ko yàlla def. man damay nuyoo ba pare ndax lii c'est la première fois maa ngi koy door a def fii tamit lii maa ngi koy fii door a gis xam nga dama koy rafetlu tamit di leen ñaanal ndax man si koñ bi laa dëkk amul lu dul koñ bi moo ma ñor kii sam papa la mu ñëw ànd ak tonton Malick kon du ma def lu dul jàppale ko kon boog man maa ngi seen ginnaaw maa ngi seen ginnaaw boog waaw yàlla Abdou Karim Sall gars yi dañu leen fekk si seen jaamu yàlla bi ngeen nekk depuis ay at tey ñu ñëw Aliou Sow rakku ministre Abdou Karim Sall ànd ak Malick Sarr fekk ko fii Petit Mbao tey moo leen indil xéwal gii jàppale ministre ci biir dëkk bi liggéey bi mu fiy liggéey jàppale président de la république ci biir dëkk bi liggéey bi mu fiy liggéey naam ñoom Malick ñu ngi fi woon daa ñëw gën leen jox loxo. di leen jaajëfal nag bu wér ndax maanaam li yombul boo xoolee boobu ba léegi ñu ngi ci bii mooy 14e édition fii nii kullu ëxlu nag kuy joxe café fii nii bii moo la mag 14 ans ñu ngi koy def ci ren doonoon ay tout tànk di ko def ba yàlla dogal ñu doon ay mag nee nag dañuy si sant yàlla rek ndax jàmbaar amul kuñ dimbale rek a am Serigne Touba nag moo ñu teg loxo di ñu dooleel waaye nag fierté la ñu gis leen waaye gis googu ñu leen gis nag dañ ci bëgg bu baax a baax di leen ci ñaanal di ngeen xamante ne yéen a ko ci bëgg yéen a ko xam saa borom yàlla na leen ko defal te nag mu doon lu nekk seen tawféex ndax nit am na dara ba pare ba mu koy am jot ci te jariñoo ko yàlla na ngeen ci jot te jariñoo ko te ñëpp law ci kàttanu boromam waaw di lancer waat message rek ci maanaam Petit Mbao gi ñu nekk ñun dañ fee juddoo yoroo fii te màggee fii te it bëgg fee jariñoo ba di jariñaate ci dëkk bi waaw di leen ñaanal nag saa su ne rek di ngeen xam ne moom ngeen di yëtu saa yoo leen ko téye rek da ngeen dimbali jeunesse bi fexe leen na wutal ci luñ ne ndax jeunesse bi li jënd soxla na loolu surtout nag Baye Fall yi waaw ku gis Baye Fall yi moom gën a ne Baye Fall yi nii waaye Baye Fall nag xidmatul xaddim rek lañ nekk waaw ndax Sëñ Tuubaa moo ne Tuubaa li habdil muridin saadixin lahu moo bi xidmatin boobu mooy liggéey bi te nag ci ñun ci liggéey boobu rek lañ ne te di ñaan yàlla di ci sax saa su nekk rek di leen siyaarewaat bu wér di leen jégaluwaat bu wér. ba commune bi daj lii
café gu ne muy saaku suukar Aliou yóbbu na fa jox café gi jox la café boole ci fekk si leen ci jaamu yàlla bi ngeen di jaamu yàlla ndax joxe ñam rek ci la góor yàlla yi rawee Cheikh Béthio Thioune bi ñuy wax coow li bari yëpp rawewul fenn lu dul joxe ñam ku tàmm di ko joxe doo ñàkk mu loolu Serigne Saliou ko wax. bu la indi saaku suukar moment bi xanaa bu ñëwee. fromage ak yooyu mën na cee bokk. yàlla ko yàlla ak Aliou Sow doomu dëkk bi la xam ngeen ko bu baax donc dañ doon ñëw yàgg na jàppale ministre. yàgg na jàppale ministre maa dama ko wax Malick dana ma Aliou su ko neexoon du def dara parce que ministre jëlu ko jox ko benn liggéey. muy yëkkati xéwalam di ci def. donc bu demee ba séddi ci Baye Fall yi boo xoolee fu ñu dem gars yi dañuy wax man maay wax Baye Fall bi donc ñi ñëw fekk leen fii nag ngeen nekk fi kàddu gu ndaw rek ngeen ñaanal ñu. waaw ok noonu la asalaamaaleykum. ginnaaw ñu sant yàlla julli si yonante bi sallallahu alayhi wa sallam di leen di jaajëfal di leen di ñaanal bu baax a baax waaw lii de def kan lu rafet lu am na solo bu baax a baax waaw lii kay contentement la ñuy kontaan bu baax a baax di leen di ñaanal di ñaan yàlla na yàlla yokku yàlla na yàlla yokku bu baax a baax kontaan nañu bu baax a baax loolu la ñu amoon lu ñuy wax di ñaanal Aliou Sow ak monsieur le président yàlla na yàlla defal leen jaamu defal ñu ñun ñëpp jaamu quoi waaw. Abdou Karim Sall jël maire bi. waaw yàlla na yàlla defal ko loolu. Abdou Karim Sall gagné maire bi. amiin amiin amiin. Abdou Karim Sall gagné maire bi quoi waaw. ndax ñoom ñii ñëpp bu dul woon Abdou Karim Sall dinañ jaamu yàlla de. mais xam naa duñ sonn. waaw duñu génn loolu la. donc dañ ko ñaanal mu jël dëkk. waaw ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax. merci waaw jërëjëf rafet na. na yàlla taxawal ko quoi. Abdou Karim Sall jël dëkk bi jël maire Mbao bu jëlee maire Mbao ñu gis suñu bopp mbir mi nag mu ngi noonu ak tuuti jërëjëfal tuuti incha allah amiin waay amiin waay yaay booy kaay nii yaay booy waaw jàkkaarloo bi ma ne Abdou Karim Sall na sa xel dal te xam ne yow dëkk bi di nga ko jël ndax yow mi jël café ak suukar di ko indi fii ci Baye Fall yi yàlla sama borom dina la jàppale di nga ko jël ci daraja Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal na nga jël ndam Macky Sall yàlla na ko yàlla may ndam Macky Sall yal na ko yàlla may ndam merci waaw salaamaaleykum waa public bi ñu ngi nuyu ñëpp ñu ngi nuyu képp ki nga xamante ne teew na fii ak képp ki nga xamante ne tamit jàppale nga ñu si lii quoi ñun moom même bu dul dara ñun waa cité bi lii du tay Malick Sarr bu muy def si ñun lu rafet du tay loolu démb la loolu dafa yàgg quoi kon tay jii nii bu ñëwee def lii nii tay dañuy xam ni que même bu dul dara lii daf ko war a def ba pare lii nii tamit dafa doon lu rafet loo xamante ne ñun dañ ko fogee woon ñun xamoon nañ ne lii nii day am voilà parce que Malick Sarr waaju baax la franchement parler ñun moom ñu ngi koy sant di ko gërëm te en plus ñu ngi si ginnaawam bu baax a baax a baax ñu ngi jàpp ba mu dëgër te franchement parler waaw te franchement parler gis nga nit même bu dul dara nga am ñi nga xamante ne ñoom nga dëkkal moo gën lépp voilà te ñun am nañu wax fa dëgg yàlla macha allah waaw defar nañu teg nañu si yoon macha allah ñu ngi sant yàlla bu baax. sàkku ñaan man de dëkk bi laay ñaan ñu jël ko ndax ñun yi amuñu leen lu lii te moment bii ñu ñëw xam naa ne fii xoox nañu metti na ñeneen café yooyu romb yëpp fekk naa sax ngeen teg mais ñeneen yëpp yooyu romb tey jeexal nañ tàkk donc nii ñu ñëwee tey accueil bi rafet bii ngeen def ngeen ñaanal Abdou Karim Sall mu jël dëkk bi Macky Sall yàgg fi lool ñun loolu moom la ñuy ñaanal moom la ñu àndal voilà merci jërëjëf Baye Fall waaw ñu ciy sànni nag si ay kàddu daanaka bariwul ñun daanaka amuñu nen lu liggéey sëñ Touba te moom da di jàmbaar te ñun ku bëgg sëñ Touba dañ lay bëgg te kuy dimbali sëñ Touba ñun dañ lay dimbali kuy taxaw sëñ Touba dañ lay ñaanal dañ la ñaanal fépp foo bëgg a àgg rek yàlla na fa yàlla àggal fépp foo bëgg a àgg ci barke Mame Serap Fall Aboori Dia yàlla na ko fa yàlla àggal amiin waay te billaahi lazi laa ilaaha illallah dafay àgg ndax ku tedd ki du morom sëñ Touba amul morom ku ko lebal benn mu fay la fukk ak lu ko raw billaahi taalaay liggéey bi tollul woon fii liggéey bi gënoon naa metti nii mais barki Mame Serap Fall Lamb bu demee ba toll fii sëñ Touba la kon ku jàpp si mbiram mii nii billaahi wallaahi taalaay di nga raw sang maas billaahi wallaahi taalaay di nga jël dëkk bi di nga jël dëkk sala borom yàlla lu mu mën ren bu déwénee yàlla na yokk di nuyu tamit Dage Malick Sarr bu baax a baax
ak ñi mu àndal ñëpp. Aliou Sow Aliou Sow waaw duñ ñu guleet tamit ndax ñii tamit gis nañ fi Malick biñ fi nekkee mu metti ci ndox bi boobu la gën a metti mu ñëw jàpp ci wax dëgg yàlla ñu def fi lu yàgg ci ndox bi franchement loolu yokku na li nga xamante ne si looloo gën a tax ñu fonk leen parce que dañ ñoo yëg fonk ñu ndax am na keneen koo xamante ne si wax dëgg yàlla moo fi nekk doon mairie Mbao te defaluñu fi dara jàppalewuñu kon nag ñun voilà defaluñu dara jàppalewuñu taxawuñu benn yoon laa leen ko wax ñoom ñu ñëw waa def mobilisation boo xamante ni si franchement man séntuwuma ko woon sax kër yi ba ci kër yi nga xamante ni si dañu inondé woon def nañ fi une semaine di vider xam nga loolu tamit dafa sedd xol am nañu benn kii boo xamante ni si fa la ndox bi yëpp doon nekk ñooñu ko vider pendant une semaine aussi yàgg nañu Promocap Villeneuve ñëpp a bëgg kontaan nañ di wax ni incha allah ñu ngi seen ginnaaw suba ngoon heure bu ngeen ñu soxlaa ñu ngi si yéen Baye Fall yi aussi ñoom ñëpp ay Baye Fallu Abdou Karim lañ ñoom moom dañuy présenté nii rek mais xam nañ ni ñoom ay Baye Fallu Abdou Karim lañ parce que ñoom la ñuy bégee xam nañ li fi Abdou Karim nekkee bañ naag su may jóg di waxtaan ak ñoom di sensibiliser sax dañ naa ma màgget bul sonn xam nañ Abdou Karim li mu bëgg te ñun moom la ñuy sànni suñu carte moom la ñu bëgg parce que loolu yëpp Dage moo ko fi liggéey Dage Malick Sarr dañ koy ñaanal yàlla lafal ko cat may ko gudd fan lu mu mën ren bu déwénee yàlla na yokk réccu wuñu nag liñ ko fi tege ñun réccu wuñu ko ñu ngi koy sant bu wér a wér wasalaam màgget parce que lii duggule tey quoi parce que lu baax lii nii Malick Sarr yàgg na ko fay def ànd ak monsieur le ministre sunu jumaa ji moo fi njëkk a may 1 million kon kooku tey buñ ko joxee commune bi kon boog lu mu ñu digoon lépp dinañ ko def dinañ ko am ñun benn ambition rek lan am instant bi mooy dénk ko commune bi te la moom la ni ñaan ñun ñu ngi si ginnaawam amee dégg mais nag si njabootam lan bokk waaw ñu ngi bëggee bu wér daal wax ji mënut a gudd daal waaw te xam nga ñu ngi si yoon mais Doudou Yade moom amuñ dara lu ñu koy wax fa dëgg yàlla mu ngi def effort bu ne mu ngi def si koñ bi comprendre nga boobu ba léegi ñu woo xam nga ñun tam ñuy toog fi leen xaar leen déglu comprendre nga léegi ñun tam gis nañ seen liggéey rek ñu leen di bàyyi xel bu baax te heure boo la ñu solaa dem ñu ngi fii incha allah waaw parce que tamit boole ñu kii dañ leen koy ñu ragal ñu loolu ñu ragal ñu loolu père xam nga kii dañ koy taxaw ak ñeneen ñi xam nga yéen boo leen amee ay soxla xoolal ñu ngi fii billaay baa leen ak moom soo boo leen soxlaa rek jaaleen si kii billaay walaay billaay walaay Baye Fall waaw ñaari baat rek laa ciy dolli ci xale bii waaw mooy chef de protocole ministre Abdou Karim Sall ministre de l'environnement et du développement durable. dëggantaan nga ni chef de protocole kilifa du ko def n'importe qui. waaw c'est un jeune de valeur. téye leen ko kii fi nekkan di xuutar yor mairie bi booba ba léegi fu ne mu langar yeeg mairie bi jëm fa ca mënul dara. tardeel na Mbao di dagg terrain yi jaay waaye fu mu dagg nu nungu ko. barke borom Touba Maodo Malick Ndaw nag moom yéen a ma ko gën a xam. kon yéen a ngi ci loxo yu wóor. ñu xam nañ ko xam nañ moo yéen a ngi ci loxo yu wóor kii moo taamu nu mujjee fii. dani nañ tourné ba yeggal mujjee ca sama koñ. kon bu wotee jotee juróom ñaari weer ci des. juróom benn yëpp campagne leen ko. ku ngeen mën a dëpp na dëpp. ku ngeen mënta dëpp dina dëpp boppam. moo des yu gënam. bilaay ginaari korité. Malick Sarr tey sa frère de parti monsieur Aliou Sow ñëw sa gox comme ni mu ko defee ci gox yu bëri depuis 3 ou 4 jours ñëw distribuer du café et du sucre aux jeunes yi nga xam ñoo nekk ci coin bi maanaam di jàppale kii jàppale tey ban sentiment nga am ba mu la fekk c'est fii nga xam ne mooy sa fief. waaw merci beaucoup waaw maa ngi leen di nuyu toute la presse bi nga xamante ne bii moo ànd ak ñun depuis le début de cette initiative di leen masawu aussi coono parce que métti na sentiment bi ma am sentiment de satisfaction la ak de remerciement envers mon frère et ami Aliou Sow ndaxte comme je l'ai dit tout à l'heure au début bi ñuy départ Aliou def na lu inédit. Monsieur le ministre Abdou Karim Sall am na chance rassembler ay jeunesse bu dynamique jeunesse bu engagée à l'image de Aliou Sow mi loolu
wax dëgg yàlla ñu ngi gis firnde yi bés bu yàlla sàkk sur le terrain. Initiative bi li tax ma rafetlu ko c'est parce que depuis le début du mois de Ramadan mën naa ne le ministre Abdou Karim Sall avait déjà fait d'excellents gestes à l'endroit de la population avec des dons yoo xamante ni bi en denrées alimentaires, riz, huile, sucre à toute la population de la commune de Mbao depuis le début du mois de Ramadan. Ñun aussi liñ ci mën ñu jàppale ko ci def ci de notre côté pour jàppale population bi mais geste bi à l'endroit des jeunes yi nga xamante ni ñoo distribuer café dans les coins des quartiers bi initiative bu inédite la te jaaraama Aliou Sow mi nga xamante ni moom moo ko xalaatee nii parce que ñun distribuer nañ ci kër yi distribuer nañ militants yi wante lii dafa rafet parce que bii non seulement ay jeunes de façon spontanée ñoo jóg dans tous les coins des quartiers pour di def lu rafet nii waaye di ci jàppale askan bi nga xamante ni bii heure dog mu ngi leen fekk ci mbedd mi comme c'est le cas aujourd'hui pour ñun tey parce que tey fii laa dogee tey donc fii la ma fekk donc j'en suis déjà une preuve fii la ma dog fekk fii laa dogee te amaana su ma ko fekkuloon fii dinaa muñ ba àgg ba sama gët day gën a métti ci man te yàlla santaanewul loolu ci wàllu koor kon nag ku leen jàppale population bi nga jàppale kon acte bu rafet la Aliou ñu ngi koy remercier bu baax a baax a baax monsieur le ministre ñu ngi ko naan gàccee ngaalaama moom mi am la prouesse de rassembler toute cette jeunesse dynamique autour de lui en vue des élections locales yi di ñëw kon nag suma sentiment encore une fois je le répète sentiment de satisfaction la di wax Aliou Sow vraiment gàccee ngaalaama lii rafet te ñu ngi lay ñaanal ni nga ko mënee ren bu déwénee yàlla na nga ko mënee nu ko raw mu fekk Abdou Karim Sall ca mairie ba comme ni ko vieux di waxee sànq ba léegi ñu subventionné café yi ba xale yi di ko joxe di ci jàppale askan wi yëpp loolu mooy suma souhait maa ngi koy ñaan yàlla nañ ko fekkee déwén ak jàmm. waaw Petit Mbao nag bon dëkku jàmm la parce que nous sommes ñu ngi nekk ci diwaan boo xamante ni bii d'abord diwaanu lébu la ci benn côté beneen côté bi wax dëgg yàlla ay nit ñu baax ñoo dëkk dans les cités environnantes comme fi ñu taxaw ni tey te diwaanu yooyu du diwaanu coow du diwaanu xaxarante du diwaanu échauffourée diwaanu jàmm la dañuy def de la politique nag mais de façon très civilisée parce que chacun est libre de s'allier avec qui il veut mais ñun de notre côté nous avons choisi d'être avec le ministre Abdou Karim Sall te loolu nous l'assumons je pense que wax dëgg yàlla yaakaar naa ne xool asamaan jarul buuxante xam nañ ko mën ci dëkk li gën ci dëkk bi xam nañ ko te la population en est consciente te bu soobee yàlla danañ ko manifester au soir des élections loolu moo ci am solo. kon monsieur Ndao tey comme ni ñu ko defee ci quartier yu bëri monsieur Malick Sarr ànd ak son frère monsieur Aliou Sow ñu ñëw joxe sa koñ du sucre et du café ah ñëw fësal tey pété bi nga pété ci ñoom mu rafet te ñëw jàppale sa ko lan ngay wax ci loolu. salaamaaleykum wa rahmatulah mbooloo mi maa ngi nuyu kenn ku nekk sa tur ak sa sant di leen ziar di leen bégge bu baax di leen baalu àq te di leen baalu àq ci weeru koor bi tey sentiment de satisfaction la am plaisir la am di recevoir samay camarades de parti di recevoir monsieur Aliou Sow di recevoir toute l'équipe bi ko accompagner vraiment ñu def geste bu noble geste bu rafet. te j'espère que bon commencé wuñ ko fii je pense que commencé wuñ ko fii parce que boo xoolee depuis semaine passée ñi ngi def le tour des quartiers dugg ci cité yi dugg ci secteurs yi Grand Mbao Kër Mbaye Fall Zac Mbao Petit Mbao fépp rek di fa def gestes yu rafet yi nii donc ñun dañ leen di jaajëfal bu baax a baax a baax comme niñ ko ñi ma jiitu waxee rek di leen ñaanal yàlla bu déwénee ñu mën lu raw lii. mais nag lii du ñu bett quoi ndaxte lu tax du ñu bett mooy dañu gis ne que ñi nga xamante ni ñoo ngi ànd ak Abdou Karim Sall ñëpp ñi ngi nekk ay Baye Fallam di góorgóorlu di jéem a def ni moom donte ni mënuñu def ni moom mais ñi ngi góorgóorlu di dem na def ni moom. parce que lii nii yaakaar naa ne ñun ñëpp ci moom lañ ko gisee tey foo dem ci secteur boo ci mën a dem rek fekk fa responsable rek mi ngi bay waaram tey boo demee Zac Mbao yaa ngi fay fekk Amadou Ndiaye mi ngi góorgóorlu di bay waaram. nga dem Grand Mbao tey nga fekk fa Alassane Diop nga dem tey Petit Mbao nga dem Petit Mbao ab gox nga dem fekk fa Malick Sarr nga ñëw fii les cités environnantes fekk fa ñoom Doudou Yade ñoom Maodo Malick Ndaw ak responsable yëpp donc ku nekk rek di ci bay waaram d'ailleurs sax loolu moo waral ñu tamit aussi incha allah rabi suba bu neexee yàlla bëgg nañ def benn ndogu boo xamante ni ndogu partagé la ànd ko waa CRACS ñi nga xamante ni moom mooy nu mu tudd sax di cercle des amis waa cercle républicain des amis de Abdou Karim Sall
donc war ko ànd ak ñoom suba incha allah rabbi def benn ndog boo xamante ni day ànd ak wàcc kaamil donc ñu ci profité ci occasion bi di invité ñëpp voilà. ñeenteelu fan boo xam ni ñu ngi ànd ak yow dugg ci quartier yi ma pare ñeenteelu fan boo xam ni ñu ngi ànd ak yow dugg ci quartier yi sillonné quartier yi coin bu bu nekk ñu joxe fa café lu ci ëpp wax nga ko ba pare mais pour un peu une conclusion ci jaar-jaar bi nga am itinéraire bi nga def lan nga yëg. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu ñi ma fi fekk di jiital ci nuyoo bi président de la République comme ni ma koy defee à chaque fois di ci toftal Abdou Karim Sall ministre de l'environnement développement durable di sama frère di nuyu monsieur Malick Sarr di DAGE au ministère de l'environnement développement durable di nuyu monsieur Maodo Malick Ndaw di nuyu assistance yi ma fekk yëpp di nuyu aussi Mamadou Ndiaye mi nga xam ne moom moo jiite des jeunes APR de Mbao Cogère. Tout d'abord damay magnifier la peut-être souplesse lay wax bi nga xam ne tey Malick Sarr moom la ma accordé Malick man dama ko jàpp comme son frère xëy na du ñuy gise tout le temps mais daanaka mën naa ne mu ngi sama xol parce que man nit ku dëggu rek laa gëm ma gis aussi mu am nu mu ànd ak ministre di liggéey yenn saa yi sax ma takki ne ko woo ministre ma ne ko Malick day dama ko war a wutal déplumeur parce que moom ci déplumé la nekk lépp lu nekk beneen côté mu ngi koy jël di ko indi ci ministre mu jàppale ko donc ci biir loolu ñu am un programme comme ni mu ko waxee rek defuñu lii parce que nekkuñu woon ci dara man lépp lu ministre def xam naa ci dara lépp lu muy taxawal comme activité dinañ ci wax lu bëri ma gis ne ñoom ñu ngi dem ci kër yi ñu ngi jàppale foyer yi ñu ngi def vraiment ay kéemtalaay kattan seen kéemtalaay kattan man ma ne pourquoi pas ñu cibler café yi parce que aussi ci lañ bokk ñoom ñu ngi def seen wàll mais ñun aussi li ñuy indi plus lay doon rek ci li ñu doon def ñoom ma tànn ko nag wax dëgg yàlla bi ma jógee ci yeneen gox yi sama tànneef bopp la en réalité et tànneef bi c'est pour lancer un message aux leaders et responsables yi nga xam ne dañ nekk autour d'Abdou Karim Sall ma bëgg ñu jël exemple ci Malick parce que day liggéey te boolu ci wax ku mel noonu nag xëy na mën ma ko may xaalis mën ma ko wutal liggéey mais mën naa fekk muy liggéey ma dugal sama loxo et c'est pour lancer aussi un message à tout le monde que ne ni mu valable ci Malick noonu la valable ci ñeneen ñëpp ni ma ko jógee def ko noonu la keneen war a jóg mën a jóg aussi def ko comme aussi mën na jóg tey moom fekki beneen leader wala beneen responsable bu nekk ci wetu Abdou Karim Sall mu jàppale ko donc ci biir loolu aussi may waxaat ne nit soo nekkee ak kilifa dafa am nooy ànd ak moom parce que kilifa moom kilifa la rek mënta am ñaari kilifa commune bi ñun ci ki nekkal tey Abdou Karim Sall moom mooy le seul et unique leader dañu war a regrouper suñu ay forces autour de lui ñu jàppale ko mu bañ a nekk des trucs partisans ku nekk di liggéey sa petit coin jàpp ne yaa ngi koy jàppale fekk jàppale woo ko kii nag nekku ci loolu honnêtement moo waral choix bi porte wu ci moom c'est un choix source de motivation c'est un choix source de jàppale ko parce que mu ngi ci yoon bi te ni mu valable comme ni ma ko waxee ci man vers lui noonu la valable ci ñëpp vers moom valable aussi ci moom vers ñeneen ñi waaw. kon tey ñuy jeexal. waaye mu am loo xam ni da nga ko wax mu indi bruit à l'endroit de la presse. waaw muy loo xam dañ ko war a leeral fii ñu tax. waaw ah ndax presse dafa doy waar. tey loolu kenn mësu koo def. ndax bés bu nekk nit convié ñu ci manifestation. mais kenn du bàyyi xel ndax am lu ñu soxla wala am lu ñu soxla. nga wax ko ci suuf ñun ñu wax ko ci kaw. c'est important. da ko wax ci suuf ñu wax ko ci kaw. te geste boobu nga def lan moo la animé ba nga def geste boobu. waaw balaa may tontu ci geste bi dafa am message bu may lancé secteur bu ma dem bu ne dinaa ko fa wax. commune de Mbao la jeunesse jël leen seen responsabilité ngeen jël Mbao la commune ngeen teg ko ci loxo Abdou Karim Sall. et ça man de wax lu ma ko sama bopp. et ça
pour le bien-être de tout le monde parce que nit li ma koy waxoon rek su fekkee dafa yor yeneen ndomba tànk yoo xam ne moo na génne loxoom ci commune bi mais tey ni mu sóoba ci commune bi amul kenn ku sóoba ci commune bi ñun ñi daanaka ci politique lañ dëkk ci activité lañ dëkk année bi yëpp ñu ngi ci activité pour le bien-être des populations ku mel noonu wax dëgg yàlla bu fekkente ne li koy ko réconforter pour mu mën a jàppale commune bi yor mairie bi la jëlee maire bi ngeen jox ko deful leen ma ko deful leen ko Malick mais seen bopp ngeen koy defal et c'est valable pour tout le monde pour revenir à votre question dafa naa su fekkee ni dafa jënd yére jënd tubéy jënd mbaxane yorul dàll su fekkee dana sori it du safe presse dafa bokk ci mbir mi la preuve man bi may décider def activité yi yàlla xam na ne xaw ma ne ampleur bi lay am jëlu moon aussi initiative ànd ceeg presse mu nekk lu ñuy diffuser comme ça parce que man je suis très discret je le dis tout le temps wax naa leen ko du fii laa commencé depuis le mois de Ramadan maa ngi dem ci région yi fu ne di fa def acte yu mel nii te yàlla rek tax mais gis nañ ampleur bu mu am tey man ñu nekk ci yeneen côté dañ may woo les gens m'appellent de partout gestes yi nga def ni nga def ni nga def nangam sangam donc presse mënta ñàkk ci mbir te ma gis aussi yéen dévouement bi ngeen àndal ak la sérénité parce que depuis boobu léegi ñu yéen a ngi may topp ñu ngi ànd mais amul fenn fu ngeen ma sa taxawee ne ma jox ñu paas wala seen tookat nangam sangam yëf yi jeex na ku ne taxaw di wax ça aussi je vous en remercie et vous en félicite gis nga nit lépp lu mu am moo ko may boppam te soo ne teg lu ne mën na la fekk si donc ci biir loolu ma xalaat je me suis dit pourquoi pas vous apporter un appui et un appui vraiment symbolique et je n'attends rien en retour que vous ne diffusiez pas même ces activités je vous aurais aidé et ça je le fais avec beaucoup de liberté aussi te ni ngeen di toppee activités yi dafa am solo parce que aussi ci politique lañ nekk ku ne xam na ne actes yi am ñoo xam ne néewuñu fi tey mais ñu ngi ciy jot am na ñoo xam ne peut-être amuñu possibilité ñëw mais xam nañ li ñuy def donc loolu yéen la donc yéen tey yéen ay tànk yi yéen ay loxo yi donc ce soutien nag dafay ñëw juste pour un début mais du yem fii on va nouer un partenariat ak le ministre de l'environnement développement durable ak DAGE dinañ ci gën a échanger après éventuellement à l'avenir ñu xool naka la leen di appuyer xam nga de manière constante nga xam ne yéen da ngeen di mën a aussi nekk en liberté de faire votre travail comme vous voulez parce que aussi nit bu lay topp di la filmer di la jàppale defaloo ko dara mën na yomb manipuler tey keneen ku bokkul suñu côté mën na xëcc fële rek soxla leen ngeen baaba jëm foofu parce que aussi lu valable la doon boobaa donc de ce fait j'ai décidé de mettre un montant symbolique boo xam ne dama koy teg ci loxo DAGE qui est tey moom mooy représente fii ministre tey un montant de 1 million ñu jox leen ko ngeen ñu jàppale leen ko pour un début ñu xam ne on va travailler inchallah dans la durée je vous remercie. foofu nag deux mots mu am loo xam ne waaw monsieur Ndiaye. c'est-à-dire c'est l'aide à la presse laa bëgg a revenir Alioune Sow bi ñuy entamé lii il est venu à Mbao FM il nous a remis un chèque de 500 000 francs et je pense que li mu wax ni moo tax mu osé wax ko donc en guise de subvention et c'est pas la première fois l'année dernière il l'a fait cette année il est venu subitement nous a remis un chèque de 500 000 que nous avons retiré en bonne et due forme et Alioune on vous dit merci parce que ça bi muy ñëw fekk na ñun on avait une facture d'électricité à payer et que mu am un petit gap bu ci manqué kon donc grâce à Alioune Sow nous avons payé notre facture d'électricité ba dese lu bëri vraiment damay dëggal ci loolu mu wax l'année dernière def na ko en toute discrétion cette année il est venu nous remettre 500 000 bu ne daf leen di jox 1 million man damay na Alioune daal bi boo ñu koy ñaanal suñu ànd bi daal moi je pense que li DAGE wax rek laay wax le ministre il a regroupé la crème de les intellectuels de la commune ñu ngi fii ñii ñëpp lii ku ko am en 2014 man maa gagné élection yi j'ai gagné largement la ZAC de Mbao Malick Sarr est venu ñëw jël deuxième avec les Maodo Malick ñoo nekkoon Mbao émergent
Alioune Sow man boobu xaw ma kon léegi il est venu. Doucouré newu fi woon mais il est venu. donc Abdou Karim Sall il a une coalition. en bonne et due forme donc ñun le Baye Fall nga xam ne kii daaw moo sonal nit ñi. je pense que fii y a pas photo. Alioune Sow on vous remercie. c'est au nom de la presse que je prends la parole. jëluma ko sama bëgg-bëgg sama coobare bopp ndax dafa am loo xam ne lépp loo gis rek dafa am fu ko yàlla di jaarale. yàgg na sama xel dajale presse bi nekk ci ndax yàlla dafa ma defal loo xam ni bëriwul ñu ngi koy defal muy kenn ku ci nekk ci organe ba nga nekk am na ak yow relation moo xam léegi la moo xam bu yàgg la ba tax na keroog ba mu waxee loolu ñaari wala ñetti presse ñoo fi nekkoon man ak Massamba dañoo waxtaan mu ne ko dañuy woo ñëpp somme bi nu mu toll baax na loolu yitteluñu mais dafa am lu ma sentir ci li ma wax daf ne ma dafa am benn baat bu ma wax regroupez-vous pour ma xam ñan laay waxal nous sommes des intellectuels ñun fii kenn ku nekk làq nga sa bac boo nee regroupez-vous te ñun boobu ba tey defuñu ko kon daf ñuy interpeller ñu woo ñëpp ñoom David da nga ni division BND ñëpp ñëw mu rafet Mbao FM est là mooy suñu kilifa ah moo waroon wax sax moo waroon wax au nom de toute la presse tey ñun ci loolu noonu ñu am bëgg-bëggu taxawal association de la presse au niveau de Mbao mu jaar ci ñoom c'est important te bu ñu korité ba pare rek dañuy taxawal loolu te c'est important de le dire ci ñoom la jaar yaakaar na ne ba muy def day bon da koy joxe nii rek ndeke am na leneen lu mu wax loo xam ne benn mot la mais benn mot qui en disait beaucoup kon tey li ngeen def démb dama jóge fii parce que en même temps Asfiyahi man maay seen réalisateur bu ma demee toog ñu woo ma appel téléphonique kooku dafa nekk ci beneen langue naan ñun léegi dañu jënd moo tax il fallait faire cette interview mais am na tontu boo xam ne tontu naa ko yaakaar naa ne boobu waxaatul nee naa ko sur ces 6 mois ñun presse privée lañ nekk dañu jënd connexion locale bu ñu nekk dañ koy fay te ay jeunes lañ ba pare yor suñuy moromu jeune di leen fay du fay sax mais ay transport lañ leen di jox mais c'est très difficile si conditions yu métti la ñuy liggéeyee yaa ngi dégg. fois wala 15 fois ni ma kaay couvrir ma mbir mi ngir nga am dara yow nga woo ma benn yoon mais am na loo xam ne boo ñu ko waxee dañ ñoo yeb benn yoon lañ ñu woo 10 000 francs lañ ñu jox bu fekkoon sur 6 mois yi loolu lañ doon xaar pour dund kon duñ dund farañu fenn encore geste bi nga xam ni monsieur Sow def na ko waaye nag am na keneen kuy def. 1 million bi mu joxe ma joxe naa ci 100 000 francs dolli ko ci ah. kon dégg nga loolu 100 000 francs pour dolli ko ci voilà. bu ma ko waxee daf may mere mënu ma ko wax. wax leen xam nga tey Malick Sarr tey kenn ku ci nekk fii jëflante ngeen mu ne la loo xam ne c'est pas defuma ko pour politique presque ngeen yor nekk si commune bi di ay jeunes maam moom ba ñuy xamante yàgg na moo tax tey ma ne tey sax sama journée la maa xewle yëkkati ay somme yoo xam ni bu dul benn million di ñaari million di ko teg sa loxo gis nga suñu caméra yi benn bu ci nekk 1 million nangam lay jar kon ñun xam nañ fu ñu jëm ndax jeune bu jëlee 1 million di ko def ci caméra te mënu ko def feneen xam nañ fu ñu jëm kon yow loolu bu ko defee te ne bu ko kenn wax tey mënu ma ko woon ñemoo ma ko woon wax te ne ma wax ko parce que aussi am na loo xam ni nit mën na am moo tax sa position aussi il faut nga comprendre loolu kon moom it ñu ngi koy remercier et on le dit devant les écrans waaw waaw am na fu ma nekkoon nekkatuma mais ñu nekk foofu noonu fu ma nekkoon ñoom ñoo ma ñëwee gënoon soo ça c'est grâce à fu ma nekkoon nekkatuma foofu ñu leeral point leeral c'est ça qui parle su ma rombee ñaari loxo lañ ma nuyoo dañu lay ñëwee woo téléphone grâce à il faut qu'on le dise borom yaa ju baax kon nag waaw léegi donc mu ngi nii Aliou Sow moo leen ko jox à l'issue de cette journée vraiment remplie. Maodo Malick Ndao fi sunu frère du ñu jàppale bu baax a baax ci liggéey bi teg ci 100 000 après dana ma ko jox man dinaa ko envoyé tra yaa ngi dégg donc encore une fois Aliou ñu ngi lay remercier bu baax a baax
la presse dafay liggéey dans des conditions extrêmement difficiles et c'est toute la presse. Je ne parle même pas de la presse locale à Mbao, mais de la presse même au niveau national. Ce n'est pas pour rien que l'État bi instaurer l'aide à la presse parce que xam nañu les conditions dans lesquelles la presse travaille. Ku la couvrir un événement pendant des jours et des jours nga yëkkati ko dara jàppale ko ñu ne la da nga koo jënd mais loolu du waxu gor du waxu gor mais toute la peine que vous dépensez pour ñëw découvrir une manifestation loolu ça a un coût loolu ça a un coût donc loolu nag c'est franchement parler c'est dans le but de vous accompagner et de vous appuyer lampe bi xaalis a koy jënd caméra xaalis a koy jënd l'énergie même que vous déployez pour nous accompagner rek loolu rek ça a un coût kon nag wax dëgg yàlla lii je pense que c'est symbolique te wax dëgg yàlla rafet na man Aliou maa ngi koy magnifier maa ngi lay encourager Aliou lépp loo mën a jàppale la presse locale à Mbao fais-le n'écoute personne Maodo lépp loo mën a jàppale la presse fais-le man lépp lu ma mën a jàppale la presse à Mbao je le ferai et je suis en train de le faire soobee yàlla donc le monde Tra photo lii